tey nag dañuy wax ci patrimoine yi nga xam ni ñoom lañu dénk réew mi parce que ci bés ñu weesu Macky Sall dafa sàkku ci ay ministre am déclarer li nga xamante ni am nañ ko ci wàllum xaalis pour que ëllëg ñu mën a xam ndax diggante bi jot nañ fee luubal xaalis wala déet wala ndax jot nañ fee am lu ëpp li ñu déclaré woon bi ñu leen di fal. mais déclaration boobu noonu nga xam ni Macky Sall wax na ko ñun jàpp nañ ni farce la lu tax ñu ne farce la mooy suñu yoon dafa ni ñi fi yor ndombal tànk yu am solo tàmbalee ko ci président ay ministre am ba ci président assemblée nationale kuñ ci fal wala ñu nommé la am nga ñetti weer pour déclarer OFNAC li nga am ci alal lu mu toll. léegi imagine leen depuis ba Macky Sall amee deuxième mandat ba ni muy formé gouvernement en avril 2019 maanaam lu ëpp at kenn ci ñoom demul def déclaration de patrimoine maanaam dañoo bañ. Macky Sall déclaré woon na ko en 2012 moo tax sax tey ñu intéressé wu d'abord ci kaaw moom Macky Sall mi nga xam ni la ñu dénk réew mi maanaam est-ce que alalam méngoo nag li mu jot a am ci xaalis depuis ba mu tàmbalee liggéey. ndax fi mu toll nii bu ñu évaluer patrimoine u Macky Sall maanaam li mu déclaré woon en 2012 waxuñu 2012 jàpp 2019 mais 2012 bi muy déclaré patrimoine am moo xam ay kër ay terrain ak ay oto boo ko évaluer loolu lépp ay milliards la. daañ ci ñëw benn par benn mais laataa loolu dañuy àndandoo également xool Macky Sall depuis ba mu tàmbalee liggéey ci bànqaas goo xamante ni ci nguur la bokk en 1998 jàpp 2008 diggante boobu noonu salaire yi mu jot am lépp buñ ko boolee est-ce que méngoo naag li mu déclaré ne am na ko ci alal en 2012 loolu lañ fas yéene leeral tey. mais balaa ñuy ñëw ci calcul yi dañuy leeral d'abord benn njuumte bu ñu defoon ci vidéo bi ñu jagleeloon gazelle oryx yi nga xam ni ministre bii di Abdou Karim Sall sàccoon na ko ci parc bu Ferlo. gannaaw vidéo boobu noonu dañu jot message waaye itam ci commentaire yi que gazelle oryx ñu ngi koy woowee ci wolof kooba wute nag kéwal ndax kéwal moo gën a ndaw kooba mun na peser lu ëpp 100 kilos am na sax ñu wax ni mën na jar lu toll ci 350 millions. ndax bu weesoo ndawal gi nga xamante ni doomi aadama mën na ko xewloo béjjén ak der bi am na ñu ko jëfandikoo ci wàllum njabar maanaam wàllum fétiche. donc après vidéo bi ñu ci defoon dañ ci xamaat yeneen mbir yoo xamante nii abordé wuñ ko woon parce que parfois nga def vidéo yem ci benn mbir nit envoyé le message après xamal la ci loo xamante ni yow sax say gëstu mayu la ko woon te loolu yaakaar naa ni bokk na ci li gën a am solo ci vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax gaa dina am ñenn ñu ci jëriñu waaye itam di nga def vidéo ba pare nit commentaire wala envoyer le message dolli la ay mbir yoo xamante nii xamoo ko woon. ndekete li tax ay ministre du rek Abdou Karim Sall parce qu'il paraît que Aly Ngouille Ndiaye ak Mansour Faye jot nañ seen wàll jox nañ leen ci kooba yi ngir ñu yar li tax ñuy xëccoo mala yooyu noonu newul rek ci wàllum décoration mais kooba yi dañu am valeur boo xamante nii amaana dañ ci dellu siwaat jëmi jamono ngir yeneen leeral yu gën a am solo. bari na lu làkku ci ginnaaw gazelle oryx yi nga xam ni ñu ngi koy woowee ci wolof kooba. ñu ñëw ci sujet bi maanaam patrimoine bi Macky Sall ne am na ko ci lu matul fukki at ak juróom balaa ñuy ñëw ci patrimoine boobu noonu maanaam kër yeeg oto yeeg terrain yi nga xamante ni am na ko entre 2000 jàpp 2008 dañuy évaluer d'abord maanaam natt xool ba xam salaire am diggante boobu noonu may na ko patrimoine boobu noonu. pour tàmbali dañuy ñëw d'abord ci premier salaire u Macky Sall en tant que ingénieur biir Petrosen parce que Macky Sall liggéey na biir Petrosen entre 1998 jàpp l'an 2000 ci ñaari at yooyu noonu mu doon fa fayeeku chaque mois lu toll ci 650 000 francs CFA. bu ñu multiplier 650 000 yooyu noonu par 24 mois yi nga xam ni def na ko fa day toll ci 15 600 000 jàpp leen bu baax chiffre boobu noonu parce que moo ñuy permettre ñu mën a def calcul yi après. Abdoulaye Wade falu en 2000 def ko moom Macky Sall directeur général Petrosen bi nga xam ni simple ingénieur la fa woon gannaaw ba mu ko defee directeur général Macky Sall doon fa fayeeku lu toll ci 1 500 000 par mois mais Macky Sall 7 mois la fa def ci boppu Petrosen ci juróom-ñaari weer yooyu noonu Macky Sall jot na fa am lu toll ci 10 500 000 ba tey jàpp leen chiffre boobu noonu. ba Macky Sall jugee ci boppu Petrosen beneen ndombol tànk bu am solo bu mu amaat ci nguur Abdoulaye Wade mooy nekk ministre des mines ak wàllum énergie ak lépp lu jëm ci hydraulique ci diggante 2001 jàpp 2003 avant muy nekk ministre de l'intérieur et des collectivités locales entre 2003 et 2004 diggante boobu noonu maanaam diggante 2001 ak 2004 ci dur ñetti at mu amoon salaire bu toll ci 2 500 000 weer bu yàlla sàkk boo ko calculer day nekk 90 millions de francs CFA
ba tey jàpp leen chiffre boobu noonu. Macky Sall jóge fa Abdoulaye Wade def ko premier ministre en avril 2004 fa la nekk ba 2007 maanaam ñetti at mu doon jëwriñ gu njëkk ci nguuru Wade doon fayee ko chaque weer 3 500 000 loolu boo ko calculé ci diiru ñetti at maanaam 36 mois day nekk 126 millions de francs CFA jàppaat leen chiffre bii. En juin 2007 Macky Sall nekk président assemblée nationale ba tey ci nguuru Abdoulaye Wade mu def fa 1 an 4 mois ci 16 mois yooyu noonu doon na fay ko chaque weer 4 millions boo defee calcul bi mu nekk 64 millions de francs CFA. léegi bu ñu defee total bi maanaam depuis ba Macky Sall tàmbalee liggéey ci nguur la ko dalee ci ba muy nekk ingénieur biir Petrosen salaire am yépp mi ngi toll ci 15 600 000 mu jóge fa nekk directeur général salaire u 7 mois yi fa def toll ci 10 500 000 mu daal di itam jógewaat foofu nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllu mine jàll ministère de l'intérieur salaire am gépp ci ñaari ministère yooyu nga xam ne jaar na fa mi ngi toll ci 90 millions ñun namee ko premier ministre diir ba mu fa def mu gagné fa 126 millions de francs CFA pare nekk président assemblée nationale gagné fa lu toll ci 64 millions diir ba mu fa nekk. léegi boo calculer loolu lépp maanaam diir bi Macky Sall occupé ay ndombal tànk ci nguur Abdoulaye Wade ak ñaari at yi ko précédé maanaam bi muy nekk ingénieur biir Petrosen loolu lépp boo ko boolee mi ngi toll ci 306 millions yu tegal 100 000 francs CFA maanaam ñetti téeméer ak juróom benn million yu tegal ñaar fukki junni boolewuñ ci taxes yi boolewuñ ci frais yi ci doon def parce que ku wax salaire du loo xam ni da nga koy jot yóbbu ko ci banque di nga dundal say njaboot di nga dimbali ay nit di nga am itam yeneen charge maanaam buñ ci dindi woon loolu lépp li Macky Sall gagné épargné du mat sax 200 millions donte doon na am ay yeneen avantage mais loolu lépp mënu ko woon may 500 millions yoo xamante ni dafay dajaloo mais liñ ci mën a jàpp mooy Macky Sall diggante 1998 bi mu tàmbalee liggéey biir Petrosen ba 2008 bi muy quitté PDS salaire am yépp mi ngi ci 300 millions maanaam ñetti téeméeri millions ak lu teg mais nañu xool bi muy faloo en 2012 alalam ci ñaata la toll. bi Macky Sall faloo en 2012 def li nga xam ne mooy déclaration de patrimoine am fichier bi disponible na ci journal officiel d'ailleurs document bi def nañ lien bi ci description vidéo bi pour ñi ko soxla après bu ñu jëlee li mu amoon moom Macky Sall ci wàllum kër lii la ci déclaration Macky Sall mu ne am na benn kër titre foncier fi nga xam ne mooy Patte d'Oie këru 205 mètres carrés nee na mi ngi ko am en 2001 ci lu toll ci 12 millions te ci 12 millions yooyu noonu nee na 8 millions yi da ko leb banque de l'habitat du Sénégal ci benn prêt boo xamante ni waroon a durer fukki at ak juróom kër googu noonu jamono jooju maanaam en 2012 valeur am mi ngi tolloon ci 250 millions. Macky Sall nee na itam am na benn villa fi nga xam ne mooy ñàgg këru 200 mètres carrés boo xam ni nee na mi ngi ko amee ci lu toll ci 12 millions en décembre 2004. Macky Sall ba tey nee na am na itam beneen villa R+1 bu 2000 mètres carrés fi nga xam ne mooy Saly Portudal kër googu noonu valeur am ñu ngi ko estimé woon jamono jooju 250 millions de francs CFA. ba tey biir Saly génn guñ fa Macky Sall nee na amaat na fa itam beneen kër boo xam ni mi ngi ko jëndee 35 millions en 2002 villa boobu noonu jamono jooju valeur am tolloon na ci 50 millions. bu ñu jëlee këram gi nga xam ne nag moo nekk Mermoz di ab titre foncier toll ci 699 mètres carrés nee na mi ngi ko jënd en octobre 2006 ci lu toll ci 130 millions. bitim réew aussi Macky Sall am na fa dëkkuwaay parce que boo demee États-Unis précisément fi nga xam ni mooy Houston am na fi benn appartement wu 300 mètres carrés nee na mi ngi ko amee ci benn prêt bancaire bu waroon jeex en 2017 appartement bi jamono jooju valeur am ñu ngi ko estimé ci lu toll ci 109 millions de francs CFA. ba tey ci déclaration wu Macky Sall am na yeneen kër yoo xamante ni ci turu Marème Faye Sall nekk mais sénégalais yi tamit dofuñ ñëpp xam nañ ni Marème Faye Sall liggéeyu fi lu ko may ay kër léegi ci kër yooyu noonu benn bi mi ngi nekk Sacré-Cœur 3 R+1 la jamono jooju moo nekkoon siège yu APR kër googu noonu valeur am ñu ngi ko estimé ci lu toll ci 80 millions de francs CFA. beneen villa bi nekk ci turu Marème Faye Sall mi ngi nekk Comico 3 valeur am ñu ngi ko estimé ci lu toll ci 90 millions. mais Macky Sall yamu ci kër yooyu noonu mais am na aussi ay terrain
benn bi mi ngi nekk Almadies di ab titre foncier wu 2069 mètres carrés valeur am jamono jooju mi ngi tolloon ci 200 millions maanaam en 2012. Macky Sall am na aussi benn terrain wu 9 hectares Sébikotane bàyyi la boo xamante ni mi ngi ko am en 2004 pour ne woon dafay bay. boo demee Fatick aussi am na fa terrain wu 1200 mètres carrés bu ñu jógee ci terrain yi ñëw ci oto yi maanaam parc automobile bi maanaam li Macky Sall déclaré woon ni am na ko en 2012 ci ay oto mi ngi toll ci 35 véhicules maanaam fanweeri oto ak juróom yoo xam ni nee na la ko taxoon jóg mooy ay activité politique am. lii ñu leen limal lii yëpp nag déclaration bu Macky Sall def la en 2012 maanaam bañ koy soog a fal ci bopp réew mi bokkul ak li mu jot a amaat diggante 2012 jàpp 2020 loolu xam naa buñ ko xamee ñun ñëpp dinañ gën a jommi ci réew mi. déclaration bii nii yàgg na boobu Macky Sall mi ngi soog a falu mi ngi soog a jot ci bopp réew mi te li ñu mën a jàpp ci lii lépp mooy naka la koo xamante ni diggante ba mu tàmbalee liggéey biir Petrosen en tant que ingénieur en 1998 amoon salaire 650 000 diggante boobu ba ni muy nekkee président assemblée nationale entre 2007 et 2008 maanaam ci diiru fukki at salaire am yëpp boo ko boolee mi ngi toll ci 300 millions. kooku noonu naka la mënee am ay kër yoo xamante ni benn boo ci jël jamono ji en 2020 valeur am dépassé na 300 millions am lu ëpp 30 oto boolewuñ ci terrain yi nga xamante ni am na ko fu ne. xaalis boobu yëpp nag li wér te wóor mooy Macky Sall liggéeyu ko loolu moom lu wér la. fan la ko jëlee yaakaar naa ni ku xool doxalinu tey ay ministre am ay directeurs généraux yi nga xamante ni moom moo leen nommé ku xool seeni doxalin ak moom Macky Sall ni mu leen di protéger maanaam ñuy def lu leen neex te dara du leen ci fekk di nga xam ni loolee lépp alalu sàcc la. Macky Sall yorul entreprise buy liggéey ay centaines de millions par at donnuwul xaalis boo xamante ni ci ay waajuram la jógee deful benn activité bu ko mën a may lii lépp te nee naa leen li ñu leen limal lii yëpp mooy li Macky Sall am ci nguuru Abdoulaye Wade maanaam bi mu nekkulee président léegi bi mu nekkee président ak léegi ñaata la war a am ci patrimoine loolu mooy vraie question boo xamante ni mérité na ay investigation mérité na bés bu jugee ci bopp réew mi ak ñu ko wër ñu yóbbu leen kër yi ñu leeral dërëm bu ci nekk comme niñ ko defee woon ak Karim Wade. yaakaar naa ni fan yii yëpp dégg ngeen tàmbalee nañ jaay appartement Eden Rock yi nga xam ni Karim Wade ak Djibo Bourgi ñoo ko moom mais na leen leer ni nguuru Macky Sall bés buñ fa jugee xamuñu kan la yàlla di teg ci bopp réew mi mais daañu sàkku itam ñu topp leen ñu fay ñu suñu alal gi nga xamante ni sàcc nañ ko ndax leer nañu ni liggéeyuñ fi lu leen may alal ju toll noonu. bu ngeen gisee ministre mi ku ci nekk lànk ne doo def sa déclaration de patrimoine bañ ni doo dem OFNAC wax li nga am ci alal ñi ngi xalaat ëllëg bu ñu fiy jógee bu ñu évaluer liñ fi jot a sàcc. loolu moo tax tey ku ci ne ci ñoom bañ ni doo déclarer li nga am ci xaalis parce que ñi ngi sóoraale ëllëg mais lenn lu ci nekk rek daañ ko topp ndax mënuñ di jàpp sàcc yu ndaw yi bàyyi sàcckatu milliards yi nga xamante ni ñoom amuñu yërmande ci askan wi la ñu waroon delloo ci population bi tabaxal leen ko ay hôpitaux tabaxal leen ko ay école dimbalee ko jeunes yi nga xamante ni amuñu liggéey xaalis boobu la ñu jël di ko sàcc di ko investir ci ay kër di wut ay prête-nom di ci def seen turu jabar di ci def seen i tur doom pour lépp bañ a feeñ mais suñu borom tànk mi ngi ñuy may tal ak fekkee ak fañ ko waxee daañu ko jéebaane ba képp ku sàcc alalu Sénégal nga leeral ko indi ci ay firnde waaye itam ñu teg lay daan yu métti. vidéo tay bi nag dañ koy jeexalee comme ni ñu amee habitude di ko defee souvent ci promouvoir ay jeunes sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi bay seen waar ci seen domaine mais bi yoon benn chaîne YouTube la bu ñuy wooyee Boy Galsen. Yo, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Alassane. Je suis étudiant en France depuis 5 ans. J'ai décidé de créer une petite chaîne YouTube sur laquelle j'explique pour les étudiants qui souhaitent continuer leurs études en France, les étudiants, les étudiantes et toute personne qui souhaite continuer ses études en France. J'essaye d'expliquer les démarches, comment ça se passe, Campus France, comment ça fonctionne. benn chaîne YouTube la bu intéressante pour jeunes yi nga xamante ni dañu bëgg a wéyal seen njàng bitim réew parce que suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ni xam-xam mënees na ko sàkku ba Chine. donc ci yoon woowu noonu la benn jeune étudiant sénégalais bi nga xam ni mi ngi France di wuyoo ci turu Alassane Ba créé benn chaîne YouTube tuddee ko Boy Galsen ngir accompagner jeunes sénégalais yi nga xamante ni xamuñu naka la ñuy def pour am préinscription ngir jànge ji bitim réew wala bu ñu accepter seen préinscription yan étape la ñu war a suivre moo xam demande de visa wala naka ngay amee hébergement wala ci beneen wet nooy def ba adapté wu ci dëkk bi nga xamante ni fa nga war a wéyalee sa njàng. chaque semaine moom Alassane Ba chaîne YouTube am di Boy Galsen day def ay vidéo pour jox ay conseils étudiants sénégalais yi wala bachelier bu bëgg a wéyal njàngam bitim réew. lien chaîne YouTube bi def nañ ko ci description vidéo bi Boy Galsen la amaana mën na leen jariñ wala jariñ ku leen jege te bëgg accompagnement ci fànn woowu noonu.
donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. dal leen ak jàmm ci seen rajo bi amul moroom rajo Ratanga ñu ni doomu segg ragalul tomb yi nekk ci deru yaayam